maire Lamine Diallo maire bu commune Thiès Nord am na ay kàddu tuuma yoo xamante ne mën nañ ne tuuma wala du tuuma naam ci terrain politique bi la bokk comme quoi que ni ci wàllu foncier bi ay maire réew mi dañ cee def ay njuuj njaaj bon ak yeneen yoo xamante ne ci wàll yi nga xamante ne moom ngeen yoree dëkk bi parce que yéen tey yéenay les maires réew mi yi nga xamante ne ci parti réew mi ngeen bokk également jiite parti yi bi ci biir commune bi li ni mel lan ngeen ci addu ginnaaw bi ngeen mën a jàpp ni Thiès campagne bi door. dëgg la donc comme nu nga ko waxee rek dama jàpp ni nag ñun ñi di def politique war nañu sellal jëfu politique kuy yëkkati kàddu rek na nga xool bu baax lan nga yëkkati dégg naa sëñ Ousmane tuuma yu mu teg suñu les maires réew mi ci wàllu suuf bi man dama nekk nit ku nga xam ni képp ku may tuumaal na nga xam bu baax looy wax ba ma déggee ba ma jotee tuumaal yi dama ko naroon envoyé citation directe si laa laajte waa taaxi kaw si boppam ñoo ni ma kii de jarul sonal sa bopp jaru ko ndax wërul effectivement wërul wax bi bañ ma ko waxee aussi ba ma xoolee kàddoo mi dafa méngoo parce que bu nee lotissement jaxaw amul lotissement mu ne waat lotissement Poñen amul lotissement Thiès Nord benn lotissement moo am Thiès Nord mooy Thiapom 798 parcelles blocage am si diggante ville ak commune Thiès Nord donc leneen ci wàllu suuf ñun bañ fi ñëwee ba léegi jegewuñu laaluñu mais nag damay wax mbokkam yi ñi nga xam ni nee nañu comme wóorul nañu faju seen doom parce que nag dof bi nga xam ne day nekk ci biir Thiès Nord du wax lu ko neex rek kooku mbokkam yi nañ ko faj ñun nag duñu nekk fi yore dëkk bi dof benn dof jóge fële chaque fois ñuy wax dof la du tuumaal nit di ci lu nga xam ne du dëgg ay kàcc kese la ma bëgg a wax mu buy wax jëmale ko ci maire yi xawma keneen de mi maire Thiès Nord buy wax ak jëmale ko ci moom na xam bu baax lu muy wax bu beneen yoonee moom yoon a ñuy àtte ndax dëkk dafa am yoon balaa ngay ubbi sa gémmiñ da ngay xam bu baax looy wax loolu moom laa bëggoon wax te ma wax rek ni ñun nekkuñu fi du teesante nekkuñu fi du sos nekkuñu fi ñun dañoo fal pour ñu liggéey ci liggéey la ñu nekk mentorom boobu nga xam ni moom moo koy waxloo Thiès Nord muy Talla Sylla na dem liggéey moo gën te tey da ngeen may jox sax occasion ma interpeller le préfet département par rapport à la gestion des ordures de Thiès si dévolution bi dañoo jàpp ni ville moo am compétence gestion des ordures dans la ville de Thiès si loolu lañ ko jëloon jox ko patrimoine voirie muy ñaari benn tasseuse yu fa nekk jamono yële nee na réparé na ko ba indi ko mairie doon ko wane gisaat nañu ñaari benn tasseuse yi delluwaat kenn xamul fu mu nekk mi ngi waat voirie génnul tonni mbalit te ñun commune dañoo am jafe-jafe ci gestion mbalit bi oto yi moom lañ ko joxoon nanguwu ko génnee oto yi tonni mbalit man damay wax personnellement marché central la yore cap niveau de production mbalit dafa doy waar su mënul génnee oto yi mu tonni mbalit mais nañu ko jox ñun communes yi ñun bu laajee fekkee dafa am réparation buñ ci war a def ñu réparer ko def ci carburant oto yi génn tonnul ñu mbalit parce que la ville de Thiès mi ngi commencé salté parce que IDE attanul moom dafa ñëw pour accompagner ñu tey boo xoolee les routes nationales rocade bi la route de Saint-Louis mbalit ba dafay jalu pendant lu mot 15 jours loolu musiba naaru laay la bu ñu ko bàyyee nawet bi ñëw ce sera une catastrophe au niveau de Thiès mooy ñëwaat léegi damay interpeller deux benn yooyu bu mënul daw bu ko Talla Sylla mënu ko génnee def ci carburant mu tonni mbalit nañ ñu ko jox parce que man mii di wax ak yow dem naa ba Sismar parce que ba ma gisee parce que gérer c'est une responsabilité bu ñu nee mbalit bi Talla Sylla moo ko war a jël te defu ci dara
responsabilité day peser si ñun pour aussi ñun ñu tonni ko dem naa si Smart mais le débit bu ñu ma defal c'est 42 millions pour ma am tracteur conteneur ak ay bac 42 millions te or que benn tasseuse yu nekk fii pour nga réparer ko mu dem même pas 10 millions 75 litres lay jël par jour ñun attan nañ ko cay def pour dëkk bi set moom attanul dugal 10 millions ci benn tasseuse yi attanul dugal 75 litres ci carburant ci benn tasseuse yi pour ñu génn tonni nañ ñu ko jox loolu mooy wax bi ñun dañuy liggéey nekkuñu fi di foo nekkuñu fi di politique bu politique jotee dinañu nekk ci terrain bi dinañu xam ku mën sa morom mais ñun politiqueul ñi dañuy liggéey donc loolu laa bëggoon wax ci mbiram donc wax mbokkam mi nañ ko fayi comme wërul parce que man citation directe moom Ousmane Diop nee nañ ma wërul man bu parce que gëwuma ko mais kaddu yi ba mu ko xoolaatee dama ne kii wërul parce que xamul Thiès parce que bu nee lotissement jaxaw wërul jaxaw amul lotissement. mais également tudd na ay lotissement ci ZAC bu Ngent ak Kër Massamba Gueye nee na yu ci bëri dafa nekk ay dossiers yoo xamante ne maanaam dañuy jaay nit sax nit kooku jënd fekk terrain ba jaay nañ ko keneen ak keneen. waaw non mais xam nga loolu dañoo xamul loolu sax man concerné wu ZAC état moo ko yore woon zone aménagée concertée la du mairie ville de Dip c'était l'état du Sénégal kooku suñu yoon newu si Kër Massamba Gueye kooku nekkul Thiès kooku c'est pas dans la ville de Thiès nit booy wax da ngay xam loolu la ZAC c'est l'état moo ko def ma Kër Massamba Gueye kooku nekkul Thiès c'est dans la communauté rurale de Fandène en son temps xam nga comme moom laay wax nee naa la wóorul parce que boo jëlee nga ne lotissement jaxaw lu jaxaw amul lotissement nga ne lotissement Poñen amul lotissement nga ne lotissement ZAC état moo def ZAC nga ni Massamba Gueye Kër Massamba Gueye nekkul Thiès mais moo tax bañ ma waxee ne kii wóorul ba ma xoolee waxam ak lu am sur le terrain moo tax ma baal ko mais nag bu ko waajuroo bu ko mbokkam yi fajul bu beneen yoonee moom dama koy yóbbu si yoon parce que damay xam ni kii xëy na day dof-doflu mais am na lu mu ci jublu. mais monsieur le maire am na foo xam ne moom dafa joxoon na baaraamu tuuma ki nga xam ne moom mooy Pape Bassirou Diop di maire bu commune Est ne am na daal këyitu terrain yoo xam ne sax jaay na ko kam ko jaay ñooñu yore këyit ya lu leer nañ la loo xamante ne mais ba léegi dégguñu kenn wax ci li ni mel. waaw non xam nga man sama bopp laay tontu maire Pape Diop moom dina tontul boppam man sama bopp laa parce que dafa wax ni lotissement bi. damay doon encaisser ay 500 000 ay 700 000 ci lotissement xam nga loolu dafa garaaw. yu jaxaw ak Poñen. te xam nga ni moom xam naa nee naa la jaxaw amul lotissement loolu dafa garaaw def politique bëgg siiw taxu taw warula tax ngay wax lu amul donc loolu laa wax ni bu fekkee ni xëy na wërit ñàkk wërëm moom moo ko dugal ci loolu mën nañ ko tolérer mais bu fekkee ni nag da koy tayaf ay maanaam day làqatu derrière sa folie pour nous accuser là on va régler son compte mais lu ma wax mooy franchement taluñu nekk fii du polémique dañ fi nekk pour liggéey te lu ma interpeller son mentor dañu fexe ba dëkk bi set na dëkk bi leer ñu population Thiès xam ni ñoom la ñuy liggéeyal. monsieur le maire ginnaaw bu ñu waxee ni bi nga waxee ni jaxaaw ak yi ni mel amuñu ay lotissement que ni Ousmane Diop bu Falaskan li muy wax xam ko est-ce que mën nga indi ay firnde li jaxaaw amul lotissement yooyu. waaw pour firnde rek jaxaaw amul ba lotissement administratif parce que lotissement administratif rek si lay mairie du teg loxoom si lay mairie du bokk lu nga xam ni xëy na lu mu mën a wax mooy coopérative yi nga xam ni jox nañ leen ay site comme la coopérative bi nga xam ni domaine la waa domaine ñoom effectivement am nañ fa site coopérative aussi Sénélec ñoom am nañ fa site moo nekk Villeneuve ñu am seeni terrain ak aussi site bi nga xam ni jox nañ ko population 4 hectares bu ñu jox population Jaxaw am na aussi 11 hectares 500 bu ñu jox les éleveurs lu fa des ci domaine national 4 hectares 500 la te 4 hectares 500 yi am na des populations autochtones yu fa nekk ba pare lotissé guñ ko mais am na ñu ko occupé présentement te foofu lotissement amugu fa kon loolu boo ko xoolee
nga xam ni Jaxaaw amul lotissement bi nga xam ni mairie dugal na ci loxoom te loolu yëpp ma la wax muy coopérative bi nga xam ne dañ ko waa domaine coopérative waa Sénélec bi éleveurs yi population Jaxaaw lu ñu jox loolu yëpp dañ ko def avant ñun ñuy ñëw jox nañu site yooyu yëpp ñun balaa ñuy ñëw joxe nañ ko ñun balaa ñuy jël mairie bi fekk na site yooyu yëpp jox nañ ko seen ba jox nañu coopérative domaine bi jox nañ leen seen site éleveurs yi jox nañ leen seen site population Jaxaaw jox nañ leen seen site waa Sénélec jox nañ leen seen site donc ñun balaa ñuy ñëw fekk ñu fa dara kon Jaxaaw présentement amul foncier bi nga xam ni mën nañ fa def lotissement. kon daal monsieur le maire mën nañ jàpp bu ñu doon auditer foncier bi ci commune Thiès Nord da ngaa weex tàll. waaw non xam nga balaa ngay wax ni da ngay laal foncier ñun dañoo ñëw te loolu dévolution bi ci dévolution bi ñu moo ni ñu lotissement bu nekkoon en cours càppam yéen a ko yor ñun lotissement boobu rek la ñu nekkoon doon lijjanti waaw ak 4 hectares 500 yi nga xam ni moo nekkoon ci fële ci Daral Pël bi nga xam ni les populations autochtones ñoo ñu woon dañoo bëgg régulariser seen terrain yooyu procédure lañ doon def bañ ñu waxee ni déedéet bu dee lotissement la c'est une co-gestion avec la ville ñun ci lañu raxas suñu loxo ci affaire foncier jegatuñu laalatuñu. mais monsieur le maire bu dee intérêt askan wi mooy ngeen lëkkaloo ak mairie ville pour lotissement yooyu lan moo waral bu ngeen ko def. non xam nga ñun man lu may wax man ñun ñëwuñu comme lu ñuy wax problème foncier au niveau de Thiès dafa yàgg polluer l'atmosphère waaw maire yaa ngi jaay suuf maire yaa ngi jëpp gisuñu lii mais ba nga xam ni boo ñëwee doo sawar a jege suuf effectivement co-gestion bi ñun dérangé wuñu ñun waxuñu ni suuf bi ñun ñoo ko yor ñoo ko lii parce que dimbale askan gi rek la tey waa Càppong seen lotissement bi war na mën a pare ñoom ñu yore seen i këyit kooku population bi la parce que buñ leen jàppalewul lotissement am mais borom tool yaa ngi dagg di jaay borom tool yaa ngi si ñoo moom seen tool ñu ngi morcelé du jaay te fii ak 2 ans doo fa fekkati suuf loolu moo tax ñu ni na lotissement bi am mais nag bu fekkee parce que lotissement bi dañuy comprendre que ni commune Thiès Nord kese mënu koo def parce que y a les services déconcentrés de l'État un lotissement administratif y a les collectivités locales mais il y a l'administration mais bu fekkee l'administration bi à leur niveau foofu aussi blocage am na fa ñun duñ fi nekk aussi du tardeel suñu bopp donc loolu moo tax ma ni ci wàllu lotissement bi yéeyu ñu ci yàbbi ñi parce que ba ñu xoolee ne lii coow rek la ñuy jural dañ ñu ko fa ñukk dem liggéey saa bu débloqué nga xam ni ji wóor nañu ni njëriñu askan gi mi ngi ci ñun dinañ ci dugal suñu loxo mais bu ñu xoolee ne lii njëriñu askan gi nekku ci affaire bi c'est trop politisé ñun ñu génnee suñu loxo parce que loolu taxul woon ñun ñu jël mairie bi lu taxoon ñu ñëw jël mairie bi mooy ñu servir suñuy population ci loolu lañ nekk mais affaire u terrain affaire u suuf franchement yitteluñu. très bien monsieur le maire kii di Ousmane Diop Fall askan wi ban message nga koy lancé ginnaaw bi nga waxee ni lépp li nga xam ne wax na ko dañ ko teg nii maanaam wérul. waaw non xam nga kooku dama koy wax ni na ko mbokkam yi faj wóorul boo ko déggee muy wax nga xam ni kii ku ànd ak xelam du waxee nii boo ko gisee muy sos te sos yi amul fenn fu mu koy teg nga xam ni kii wóorul waaye nag ñun dañoo xamante parce que 2014 bi nekkoon na ci quoi nekkoon na candidat xam nga ne pour war ne wërul ji nga ci candidat bi yére xaw ma verte jaune rouge la soloon takk écharpe waaw moom la def photo yi xam nga kooku moom dafa am moom da ngay xam ni kii moom mi ngi noonu daal waaw mais bu mu sonal boppam biir Thiès Nord xaalis bu muy yàq ci wàllu politique bi na ko jëli dem faju ji moo ko ëppal njëriñ ci xamante nañu bu baax te élection yi soreetuwul muy mentorom Talla Sylla dinañu xam ñaata lay peser biir Thiès soreetul wax bi xam nga mbir moom bul ko yàq lu ñuy wax saaga yàqamti xuloo la yàqamti lu ñuy wax ci yàqamti xeex la xeex baa ngi ñëw la bataille politique mooy les élections dinañu xam kan moo man te réew mi fu mu ne nii dëgër laa na ba mu leer ko ni fii moom ci Thiès kenn du fii. non xam nga ñun sens bu ñu am mooy le président Idrissa Seck lu mu fi def biir Thiès
ba mu nekkee ci nguur beneen homme politique defagu ko coow li rek moo fi nekk lu mu fi def en tant que homme politique beneen homme politique mënu ko def parce que boobu temps amoon na yéene Thiès ba pare nag tax am ci fulla ak fayda pour loolu sotti loolu moo jafe parce que tey si chantier Thiès 70 projets la woon 35 yi la démarré 17 yi ñoo pare 18 yi ñu arrêté ko te boo xoolee chantier Thiès yi ñoo soppi Thiès lu fi am lépp yàlla ak moom la en termes d'infrastructure moderne kooku nag pour nga mun koo suul da ngay def du wax wala jël alalu askan gi dugg ci groupement de famille du leen nax ak ay projet ay leket ay 100 000 ay loolu mooy tax ñu bàyyi ko loolu mënul changer seen quotidien mais beneen bi encore beneen bi mooy aussi ñun en tant que maire ba ñu ñëw aussi population yi jàpp nañu ni ñii de liggéey moo leen tax a jóg donc te ñi nga xam ne ñoom la ñu jàkkaarloo man en tant que maire tous les responsables politiques de Thiès Nord de l'autre camp man ak ñoom kese sur le terrain de Thiès Nord mënuñu maa séen te bu ci Idi raxee mbir mi doy waar. mais monsieur le maire kon fooy wax parce que dañuy wax ni waa APR dañu ne Macky Sall bu ñu ñëwee dafa continuer chantier de Thiès yi à 80% exécuté nañ ko léegi nee nga am 18 projets yoo xam ne des na yooyu yan projet non xam nga stade Lat Dior baa ngi ne le ba léegi ñuy wax c'est pas fonctionnel boo ñëwee le grand canal de Kër Mam El Hadj dafa waroon prolonger wu ba dans la vallée de Fandène canal bi nga xam ne mooy jóge horticole dafa waroon connecté ci canalu Kër Mam El Hadj bu ma jëlee rek Thiès Nord. Y avait aussi la rocade sud la route de contournement sud parce que vision Idrissa moo doon Thiès day nekk genre cercle bi nga xam ni mun nga ci dugg mun nga romb Thiès te doo jaar centre bi c'est-à-dire soo jëlee bëggee dem l'axe Saint-Louis mun ngaa jaar Thiès te doo dugg au cœur de la ville boo bëggee jël l'axe Touba mun nga romb Thiès te doo jaar au cœur de la ville parce que loolu day régler le problème d'embouteillage parce que c'est une vision futuriste bu mu amoon parce que xam na ni après Dakar ak lu xew Dakar ci problème mu circulation fluidité de circulation beeg yooyu il fallait ñu anticiper sur Thiès loolu moo taxoon mu doté woon Thiès des infrastructures yu nga xam ni mën na dékku le flux de circulation bi nga xam ne dina am avec l'arrivée de l'aéroport de Diass donc y avait mais boo xoolee même boo demee sur le plan culturel manufacture mais demal bâtiment yi parewul les plateaux multifonctionnels yu mu bëggoon doteloo dans la ville de Thiès plateau am na Thiali am na Kër Issa am na Diassab am na partout yu nga xam ni c'est des plateaux da c'est ay stades la en miniature yu nekk dans les quartiers nga xam ni complexe la jeunes yi mën nañ fa def basket mën nañ fa tennis tout ces plateaux multifonctionnels bañ ko tàmbalee yëpp nga fi ne yëng taxaw kon boo nee Macky Sall lan la eggale ak tali donc loolu mooy suñu wax mais non lan la def même centre commercial bu nekk Thiès Nord ci biir marché central c'est un marché central c'est un centre commercial de plus de 800 millions egg na man actuellement maa koy jéem avec le partenaire l'entreprise bu ko démarré woon pour eggale ko kon boo xoolee loolu da ngay wax lan la eggale lan amitié la ñu peinturaat defaraat ko taf peinturaat ko def ko daal di koy même la vocation première de cette salle là n'était pas pour ça ñu def ko auditorium donc yooyu la fi def peinturaat defar lu may wax comme le président Idrissa di wax moom peinture si la yem mais li nga xam ni waroon na ko eggale les 18 chantiers yu nga xam ne démarré woon na ñu arrêté ko boo xoolee dara eggul 35 yi moom xalaatu ko sax démarré la ZAC xoolal cette vision futuriste pour mu nekk un réceptacle parce que Thiès dafa màgg lii na mu xool ne nañu aménager une zone concertée une nouvelle ville c'est plus de 3000 parcelles
ZAC bi am na stade am na marché avec am na sax piscine communale bu nga xam ne comme piscine communale bi démarré nañ ko mun naa boo ñëwee ma wan la ko commencé woon nañ koo gas piscine parce que dafa ni Thiès waaye amuñu géej du yoon xale yi du def sortie di dem Mbour di dem di lab nañ ñëw di defal leen piscine communale chaque week-end ñu mën a dem fii si ZAC bi dem si piscine bi démarré nañ ko yooyu ay chantier yu mag la yu nga xam ne Idrissa tegoon na ko mais ba léegi fu ma ko bàyyi la nekk kon bu ñu nee ay Macky Sall përi donc moo tax ma ne bataille bi Thiès waaye aussi ce sont des gens intelligents xam nañu ñu leen di nax ak ñu leen di liggéeyal xam nañu ni l'homme politique Idrissa da leen liggéeyal yéene na leen les autres hommes politiques lu ñu fi nekkee mooy dañuy jouer ci sa social maanaam da ngay nekk nit ku sonn nekk situation yu metti ñu ñëw yëkkati benn 100 000 wala benn 50 000 jox la jaar ci groupement yi femmes yi sonn ñu ñëw jox leen ay lii pour détourner leen mais loolu c'est pas c'est la politique de l'État moo leen waroon mën a fexe ba génne leen ci ndóol mais du c'est pas par le biais de la politique nga mën a suqalee doomu aadama maanaam politicienne bi jaar ci ay 100 000 francs 50 000 loolu demul. mais monsieur le maire nguuru Macky Sall amagul ci premier ministre de Thiès. waaw xam nga yaa ko wax amaguñ ci premier ministre yitte te gëmuma mu su Macky Sall mu am gëmuma ko mu am déjà ministre bi nga xam ne moo fi nekkoon dans la ville de Thiès génnee na ko muy Thierno Alassane Sall Thiès dans la ville de Thiès y a pas de ministre te dina yàpp parce que bépp Thiès waa yi moom bañkat lañu am na lu nga xam ni boo leen ko bëggee teg duñ ko nangu xam nga ki nga xam ni mënulaa jox ministre wala bu la joxee ministre sax dalay wax ni ministre boobu na nekk un ministre benn wiwi te Thiès waa mënul nekk un ministre benn wiwi donc boo tax boo nee premier ministre gëmuma ko parce que déjà pour am un ministre rek de benn ministre rek bi nga xam ne dina yàgg ci nguur gi rek problème la asuma nga ngay xalaat premier ministre